Ça, c'est Youssou Ndour. di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seen yéen kon ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës bi teg l'école tey ci juróom-ñeenti fan ci weeru octobre tournée ministre bi ñu dénk wàllug njàng mi ci daara yi xëy mandargal ko bi tey jàng tey ñi jëfee ko ñeneen dundu leneen ronx élèves ya ñoom ak seen i waajur xëy wàcc ci mbedd mi anam ya ñuy jàng jee loolee la ñu xajootul ak boobee coono waxtu woo xamante ni njiital SAEMS Sawru Sène moom mi ngi bëgg ñu xoolaat yëf yi suñu bëggee jëmmal boobee slogan affaire classée dossier Yavuz Selim Messa nguur gi ne toppatul dara école bi teg na suuf administration provisoire ba mu doon xëccu boobaak léegi dogal bi ñiy layol état ci boppam ñoom ñoo ko xëy xamle ci kanamu juge des référés avocat yi doon layal nguur gi ci mbiri Karim Wade maître Abdoulaye Wade ne nañu leen toppee tentative d'escroquerie ak enrichissement illicite malal ju lewul li ko naqari mu ni fan lañu tekk di laaj ni payoor téeméer boo jël ñaar ci juróom benn fukki milliards yi war a tukkee ca layoo gu ni mel communiqué la génne en tant que nee na ancien avocat membre de l'Académie internationale du droit comparé lépp junni ak juróomi téeméeri nit ñu taxawloo leen lu tollit ci kilogramme ak xaaj ci wàllu ko drogue ñu saisir ko ñetti téeméeri woto ak lu tekk fourrière police moo liggéey lu ni mel week-end bi ci réew mi yëpp ñu ngi woon kon sur le terrain donc yaa nga kon mbokk yi ni stut ñu yaatal ko te lu nuyu leen rafetlu attendre bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak ubbiteg l'école ci altinek tey ji gone yi kon xëy wutali seeni classe fekk fa seeni jàngalekat jorin ji ñu dénk wàllug njàng mi moom it Serigne Mbaye Thiam xëy sol dàllam defu po tournée ci daara yu bari xool kon fan la yëf yi toll ak nu ñu xëyee doxantu ba ca lycée Ngalandou Diouf foofee ñu fa doon amali tay liggéey mu rafetlu kon lañu ca jot a jëf ab doxub nemmeeku bi ministre de l'éducation nationale amal ci yenn école yi nekk fii ci Ndakaaru nemmeeku googu nag li ko waral mooy xam ndax jàngale mi dàmmali na tey ji nga xam ni école yëpp dañoo war a ubbi fii ci Sénégal. li nga xam ne moo doon suñu yéene mooy ren ji gën gaa tuuti ci fanweeri école tout tànk gën gaa tuuti ci fukki collège gën gaa tuuti ci juróomi lycée ñu mën faa def ubbi tey jàng tey mu nekk yokkute par rapport ak li ñu defoon daaw ñoom ñëpp nee nañ ma yéene boobu ñoom danañu passé lu ëpp loolu. li tax ñu tànn Ngalandou Diouf tey jii mooy que ne ñoom dañoo am sas ndaxte bi ñu defee conseil des ministres délocalisé fii ci Dakar président la def ne woon dana jël milliard ak genn wàll jagleel ko ñu defaraat yenn écoles yu màgget yi lycée yu màgget yi. Ngalandou Diouf ci la bokkoon. ministre de l'éducation nationale jàpp ne ubbi tey jàng tey lu mën a nee la wante sax ñenn ñi dañuy wax ni yenn école yi daa am ndox moom mu jàpp ne loolu warul tere mukk xale yi tàmbalee jàng. parce que soo jàppee li am école ak collège ak lycée ci Sénégal soriwul juróom-ñeenti junni nag mënoo cee seppi ay téeméer yoo xam ne yii xëj na wala sax lu néew téeméer. loo xam ne lii dafa am ndox mu fay taa wala dara nga ne ubbi tey jàng tey doxul Sénégal ndax am na ay écoles yoo xam ne yi am nañu ndox. fii ci lycée Ngalandou Diouf di lycée boo xam ni bokkoon na ci yi ñuy defaraat njàng mi door na su dee sax ñetti ci ay classe fi mu toll nii mënuñu dalal seeni élèves. liggéey yi ñu ci doon def ba léegi am na classe yoo xamante ne pareegul donc waaye loolu du tere ñu
commencer cours yi parce que mënuñu toog di xaar aussi ay liggéey yu pare ñu toog a tàmbali non bi ñuy xamee ni classe yi du pare dañ jël ay matukaay jéem a seet feneen fu ñu mën a defee cours yooyu te loolu jot nañ ci waxtaan ak ñi ko seq ñëpp ba mu deseguñ élèves parce que élèves yi gisaguñ leen woon. ci noonu sax proviseur bu lycée Ngalandou Diouf ne am nañ ci solution ndaxte ñetti classe yooyu la nga xam ni ay élèves première ñoo fa war a jàngee dañ leen di yóbbu ci école Nafissatou Diallo ñu fay jàngee boobak liggéey bi di pare fii ci lycée bi li foofee ak Thioval yow Selim ñu fekk fa élèves yoo xamante ni fa la ñu nekkoon toxu léegi Ngalandou Diouf ña nga leen fekk kon ay élèves la ñu woon terminal et sans la ñu war a dem Aminata Mbaré Sow ñu ci giseel li lañ ko wax. na ci desuwaat kon ci élément bu ni mel wee ci wàllug njàng mi ak bi tey jàng tey googee ñu doon wax am loo xamante ni kon jëmmaluñ ko ci yenn béréb yi Saourou Sène moom mooy secrétaire général SAEMS daal dinay wax ci lu jëm ci environnement kon milieu scolaire bu ñu war a xoolaat waaye it gën ci dugal gox yeeg goxaan yi ngir loolee sotti moo doonoon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi. dox na dem ci yenn écoles yi rappeler rek engouement bi nga xam ne mooy mobilisation comme année scolaire école buy ubbi liñ doon gis rek gisaat nañ ko mooy ay élèves yu sol seen yére yu rafet ñëw gis ay parents d'élèves yu ñëw pour xool ban classe la seen doom di jàngee ak inscription yi ak yooyu loolu daal am na fi gis nañ nag ay yenn yi nga xam ne dugg nañ classe pour ne dañuy jàngale mais li werte wóor mooy slogan boobu nga xam ne dañ ko jël muy ubbi tey jàng tey slogan bu ñu rafetlu la mais dafay laaj ñu préparer wu davantage pour ñu mën a arriver à ubbi tey jàng tey loolu nag lu muy laaj mooy infrastructure yi na doy loolu lu muy laaj mooy milieu bi balaa école du ubbi nañ ko assainir boo xoolee tey nga dem ci biir dëkkaan yu ndaw yi ci biir Sénégal da nga fay gis ay sàkket te xam nga sàkket yooyu taw fa bu mu fa yegsee lañ fa jóge kon foofu classe amatu fa te yooyu nekk ay préoccupations yoo xam ne ministère de l'éducation ak gouvernement au Sénégal war na ko mën a régler pour que ubbite bi mën a effective le même jour. ubbi tey jàng tey ñii dunduñu ko ca kon Moundomes ca commune la bu Ronk fële ca département bu Dagana foofee du biir classe yi waaye mbedd mi la ñu fekk waajur yi kon ak seeni doom ngir ni naqarlu anam yi nga xamante ni gone yee ca la ñuy nekkee rawatina dex gi ak seenum njàng traversé boobu di leen joxal dëggay jafe-jafe leerali Ousseynou Diop. À Boundom Est, village situé dans la commune de Ronk, dans le département de Dagana, les élèves n'ont pas fait cours ce lundi, jour de la rentrée. Les parents d'élèves et les habitants ont marché pour dénoncer l'état actuel des établissements. On parle de Ubitei Djangatei. Donc il y a même une tournée, d'après les autorités, Kassak fait partie des écoles ciblées pour Ubitei Djangatei. Vous avez vu Boundom Est, il y a que des... école ubbi ci altine bi waaye fii ci fi nga xamante ni mooy Moundom Est njàng amu fa ñi nga xamante ni ñooy parents d'élèves yi ay pancarte la ñu jël bind ca la leen naqari jàpp ni seen école bi lee na mu mel moo tax benn ndongo jàngul tey jile. gis nga école bi depuis date de 1965 ba léegi kenn mësu fi def benn birig noo ngi jàng ci condition yu métti tey ji école ubbi na mais mënu soo jàngal da école ni ñu mel gis nga. ci diwaan yi la nag ay jafe-jafe yu mag la ñu am bokk na ci lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi élèves yi sax yu toll ci ñaari téeméer ay gaal la ñu jël di dem jàngi moo tax sax ñu bëgg ñu defar leen seen pont bi balay jéeyi di am. élève bu ci xëy dem jàngi yaayam daf naan doom ji du dellu si ba léegi si dafa yaakaar ne doomam du dellu si ndax gaal gi moo traversé amuñu machine mbojj amuñu machine wol noo ngi ci ay jafe-jafe ay tar-tar. yàlla noo ngi ñaan Macky Sall di ko lancer appel ak bonne volonté ci àdduna bi nañu ñëw jàppale defal na fi pont balaa trop tard. beneen jafe-jafe boo xamante ni waa Moundom Est ñu ngi koy jànkonteel jëm ci wàllug santé ak wàllug yoon yu bon yi nga xamante ni moo leen sonal. man nga ñëw bi ci gaal gi indi kuy matu gaal gi suux su suuxee yow nan ngay def yaa ku nga xam ne kii day matu kuy matu bu gaal gi suuxee nan lay def du mën dem dispensaire bi dara nekku ci. réflexion yi kenn réflexionné wul kenn defaluñu dara fi mu nekk nii de suñu case santé bi jaaxle nañ ci suñu élèves yi. Moundom Est fii jàng amu fa ci ubbiteg l'école bi parents d'élèves yi nag ñu ngay dànkaafu nguur gi ngir ñu gën leen mën a jàppale ñu mën a defar seen école yile waaye tamit am pont boo xamante ni du am benn jafe-jafe ci dem beeg dikk bi jëmale ko ci élèves yi.
dellu si Ndakaaru ak centre verbotonal bu Gueule Tapée foofee nag ñoom gone yi ubbi nañu tey jii ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo fa jiite di sàkku rek waajur yi di teel a indi xale yi ngir li ñu bëgg ci ñoom ñu mën ko am ba bu ëllëgee ñu intégré école classique yi nekk lu yomb ci ñoom Moussa Ngom moo fa ekkoon. des classes bu ordinaire ci ab école bu bokkul ak yi ci des. boobaak léegi lu ëpp ñaar fukki at lii di centre verbotonal di jàngal ay xale yu yàlla na too muuma tey nag tijjite bi taxu koo demee noonu ci xaarandi ñenn ci téeméeri élèves yi ne ci école bi yegg si. depuis ce matin ñi ngi fi woon ñoom ñëpp mais lii ñuy yeexal tuuti mooy xale yi jóge ci région yi comme centre bi centre boo xam ne moom benn centre rek pour Sénégal danga am xale yoo xam ne seen parents yi bu ñu xamee centre bi dañ leen di indi mais comme xam naa ne dañuy ñëw di leen confier ay parents yu dëkk fii dañ leen di xaw a ñeewante donc léeg-léeg mooy tax léeg-léeg dañuy yéex a ñëw daal. Fatoumata Diallo yaayu Mariam moom mel ni ku kontaan ci li muy indi doomam ci lu njëkkam. dama ñëwoon indi sama doom parce que ci vacances yi dañ leen waxoon pour ñu ñëw def ay test daal pour xool ndax dañ leen mën a jëlee tout moom yàlla def na ni jël nañ ko. yàgg naa dégg ñuy wax fii mais daa am benn médecin bu ma indiqué fii ni ma naa ko indi fii parce que fii dañ leen di jàngal en même temps ni ñuy waxee au lieu ñuy def ay signes dañ leen di jàngal ni ñuy waxee et tout. programme ba ñuy jàngal xale yi doon benn ak li xew ci yeneen école donte anam bi ñu leen koy jàngalee moo ute. matériel bi ñuy jànge nag moo leen di permettre ñu mën loolu ndax dañu am ay machine yoo xam ne ay amplificateur yoo xam ne xale bi lu mu ñàkk dégg soo ko branché ci machine boobu rek day dégg te dañ leen di tàggat tamit pour que ñu mën a wax ak nit ku ñu gis rek boo jàkkaarloog ñoom même suñu takkul appareil yi dinañ leen tàmmal lecture labiale bi ba nga xam ne bu ñu jàkkaarloog yow loo wax ñu comprendre. xale bi mën fi defee classe yu njëkkam objectif bi doon ñu teel ko jël laata ñu koy yóbbu ci yeneen i école normale yi. recrutement bi dañ ciy am léeg-léeg jafe-jafe toog ndax dañuy téye xale bi ba mu am juróom-benni at bu ko defee bu ñu ko indee ñun méthode bi ñuy jàngalee xale bi dootu ci mën a bénéficier wu même suñ ko fi gardé daanaka du ko jëriñ dara moo tax dañuy teel a wax parents yi ñu indi leen bu ñu amee 3 ans et demi rek ñu indi leen ñu teel leen a tàggat. bu ko defee balaa ñuy egg ci fi ñu war a duggee école élémentaire dina fekk ñu am lu bëri ba nga xam nañ leen mën a intégrer moo tax may lancer appel parents yi du ñu ne xale bi dafa muuma rek ñu garder ko ci kër ga xale même su muumaa mën na jàng mën na réussir. mu doon ab doxalin bu juri résultat. am na ci ñoo xam ne dem nañ sax ba am seen brevet ci noonu dégg nga ñi ngi woon Maam Thierno Birahim am na ñoo xam ne ñu ngi jàngee Malick Sy ñooñu yëpp vraiment ba yàlla may leen seen brevet ba tey ñu ngi leen dugal ñuy def formation professionnelle. centre verbotonal doon benn ci ñetti école nguur gi yëngu ci wàllu wi ab njàngale bu bokkul ak yi ci des te laaj moyen tax ba ñuy sàkku ci képp ku leen mën jàppale ñu ànd ak ñoom ci may baat xale yi leen. coow li doxoon diggante nguur gi kon nag yow Selimé Sa boobee dossier kon ci classé la mujj tey ji waxtu nga xamante ni ñu ngi doon xaar mu évoluer ci la avocat état xam le ni ñoom topp googee nguur santoon nañu topp ko kon l'école bi loolee dañu ko daal di teg suuf maître Moussa Sarr kenn ci ñiy layool yow Selimé Sa gis ni ndam la étape bu njëkk nag ndax meneenum ndaje ñu ngi ko doon seq sànq ak jëriñ ji ñu dénk wàllug njàng mi ci micro Mame Birame Diouf laa doo état bi dafa dellu ginnaaw dañoo laye woon le 25 àttekat bi jox ñu rendez-vous tey ne day wàcc dogalam ci diggante bi avocat état du Sénégal bind benn bataaxal yónnee ko président du tribunal ne ko dama bëgg au lieu nga àtte ñu le 9 bi ñu waxoon dama am benn kayit gu ma bëgg a dugal mooy arrêté du 11 septembre ma bëgg nga ubbiwaat waxtaan yi pour ma mun ko dugal donc tey bi ñu ñëwee juge bi ne dama jot benn bataaxal bu jógee ci avocat état bi ñuy laaj ma ubbiwaat waxtaan bi pour ñu déposer arrêté bi. kon ubbiwaat naa waxtaan bi donc maa ngi leen di déglu yéen état du Sénégal ngeen joxe seen xalaat ci arrêté boobu mais yéen ñëpp xam ngeen ne arrêté du 11 septembre boobu bi ñu laata layoo la 25 arrêté bi amoon na ba pare ci kaw arrêté boobu la état bi sukkandiku woon tëj école Ndar yi ci arrêté boobu la état bi sukkandiku woon tëj école Kaolack yi kon mu nekk ne benn porox ndolo la buntu la pexe la woon rek pour ñu ubbiwaat waxtaan yi mais li ñëw ci bett mooy biñ ko joxee kaddu au lieu mu wax ci arrêté bi dafa ne man maa indi woon ci yoon. ne dama bëgg ñu teg loxo école Yavuz Selim yi pour dénk ko Maarif wax jooju bàyyi naa ko dellu naa ginnaaw kon tribunal bi ne ko kon ka yaa fi indi woon waa Yavuz Selim SA waa Bashkent fii ci attekaay bi ne nga toppatoo leen dara bàyyi nga wax ji ci suuf bàyyi nga teg loxo bi nga bëggoon teg loxo école yi ci suuf kon nangul naa la ko.
ñii moom maître Abdoulaye Wade dafa bëgg kon ñu topp leen avocat état ci jamono joo xamante ni Karim Wade ñu ngi ko doon topp CREI ak lu ni mel ñoom avocat yooyee li ñu bëgg daal moo di ñu fay leen kon seen i koppar honoraire yooyu ñu ni téeméer boo jël day tombeek ñaar ya la ñuy laaj ci juróom-benn fukki milliards maître Abdoulaye Wade ne nag loolee weesu wut ak escroquerie mbirum truand waaye it jël alal ju lewul ba tax na mi ngi sàkku bu fekkee yoon woowee ñu mu ña nga cay dëgëral président Macky Sall na leen topp ndax nee na yëf yi dafa leer tentative d'escroquerie bi nee na loolee li koy firndeel daal moo di ni ñi ngi laaj loo xamante ni di bëgg a won nit ñi di dañ ko gagné légalement te dara mu ci feeyu kenn mënta contesté beneen élément bi mu di kon wàllu ko li nga xamante ni moom mooy élément intellectuel du délit nee na ci loolu tàmbali nañu kon jël li nga xamante ni moom moo di alalu askan wi kon war nañu leen mën a topp moom mi fi nekkoon njiitu réew communiqué nag bi mu génnee mi ngi ko signé en tant qu'ancien avocat membre académie internationale du droit comparé président Macky Sall mën na présenté waat 2024 ki xam-xamam màcc ci charte yu gën a kawe ci réew mi constitutionnaliste ba maître professeur Babacar Gueye moom moo ko xamle loole nag ci gis-gisu Lamine Ba dafay firndeel ni référendum bi ñu fi amaloon amul benn njariñ keneen ku ca joxe xalaatam Valdiodio Ndiaye féete ci société civile bi ni lum ci mënti doon coow li nañu ko régler léegi laata ñoo gën a avancé Alassane Diafara Ba. Professeur bi di ab constitutionnaliste Babacar Gueye mosuliwaat débat bi ab débat bu ñu warta négliger. Professeur Babacar Gueye dafa nekk ci rôle am acteur société civile la constitutionnaliste la donc xam na luy constitution ak ñeneen. donc c'est normal bu gisee mbir bu ci nekk boo xam ne mun na tax suñu constitution gën a am doole gën a baax mu soulever ko et man dama comprendre li tax affaire bi soulever autant de passion. tey bu ñu waxaatee wax ju mel noonu ci Sénégal dafay mel ni Macky Sall ak nguuram référendum bi ñu proposé woon Sénégal dafa lajj ci li ñu yaakaaroon ne solution la ci lu concerné mandat bi andiwul ko mandat bi mu ne woon dina ko wàññiwu ko donc bu ñu jàngatee tey li professeur bi wax war ko mën a bàyyi xel. boo liiree jàngee constitution bi rek daf ne mandat président de la république juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler léegi est-ce que bu président Macky Sall bii si la bokk wala bokk ci constitution bi waxu ci dara. Valdiodio Ndiaye joto waxtaan ak constitutionnaliste bi sax ci li ni mel jàpp na ne dañu war a xalaat waxtaan itam ngir fexe ba wut ci saafara li ci mel ni sax teg ab disposition transitoire. ñu ci dugalee disposition transitoire yi tey assemblée nationale adopté ko ëllëg wax jooju day féetoo boor dootuñu ci wax parce que aussi booy analyser mbir da ngay analyser hypothèse yëpp parce que ñu ngi dem ci élection. peut-être c'est prématuré nit yi ñu ngi naan c'est prématuré parce que dañu xaar ba lijjante 2019 mais comme ñu ngi dem ci waxtaan nañu teg lépp sur la table. réew mi justice bi ak constitution bi nga xam ne mooy facteur de stabilité sociale bi dañ ko jaxase ba nga xam ne ni tey dafa laaj ñu pencoo ko tey opposition bi ku jéegi surtout dañu war a fexe ba tey bu ñuy toog di dialoguer dimension question bi ñu jël ko. définitivement ñu régler question mandat. Macky Sall mën na bu ko neexee présenté wu ngir ñetteeli mandat constitutionnaliste bi wax li ni mel mu jàpp ne constitution bu bees bi amul lenn lu ko ci baare wante bu ñu sukkandikoo ci Valdiodio Ndiaye teel a lijjanti mbir mi ni mel lu war la ndax bu ñu fàttali sax 2012 mi ngi des ci xel yi ba léegi. ñu ngi leen ko doon wax ci ndorteelu xibaar yi police ci week-end bi wàccoon na kon ci terrain bi ci noonee la tegee loxo junni ak juróomi téeméeri nit ak yu teg da leen sax interpellé bokk na nag ca li ko waral vérifier ñoom ñooy ñan ak mbiri carte d'identité lu jege ñaar téeméeri moom dañu leen fekk ñu nekk ci mbiri mandité ba tax ñu jàpp leen ñeent ñi ñuy tux yamba wala di ko jëfandikoo ñoom ak yeneen fanweer ak juróom benn am ñoo xamante ni
ni seen digg ak agent yi coow amoon na ca noonee kon la ñu leen yóbboo ñenn ñi wàllu ko càcc moo tax ñu jàpp leen waaye it leneen loo xamante ni teg nañu ko loxo bokk na ci mbirum drogue kilo ak libre saisir nañu ko ci yamba téeméer ak nee na ñeent fukk ak juróom benni cornet lu jóge it ñetti téeméeri woto fournière nañu leen naka noonu ay moto ci lim bu toll ci lu ëpp kon ñeenti téeméer accident de la circulation ak màggalu Touba bi nga xamante ni moom mooy yegsi bëgg nañu kon ndem sax kenn ñaanuñu yàlla ñaanul ñu àgg ci accident yooyu ku ca loru daal ñu mën laa taxawu diggante 750 000 ba daal ñaari million ak xàcc lépp dépendre ci degré li nga xamante ni moom moo di accident boobu association Nasrou 18 Safar ñoom ñoo am yéene bu ni mel génne ay carte nag carte de solidarité yooyu diggante 1000 francs jàpp 12 500 bëgg gaañi jàpp ci doon ci janoor waaye taskatu xibaar yi pa fara ñëng Nasrou 18 Safar di jàppale ñi nga xam ne ñoo am ay accident ci yoon bi bu ñuy dem ci màggal Touba indil leen nag ndimbal lu am solo. lu war la li ñuy def nag mooy lan fexe ba taxawu képp koo xam ne da ngaa jóg jëm si Touba ngir màggal bi ak diir ba nga fay ne ak boo fa jógee di dellu ba ngay yegg fa nga jóge woon tolof boo fi am ci wàllu oto yi ak lu mel ni saxaar ak demukaay bu mën a doon ñu mën laa taxaw ba sam paj dara bañ la cee war. ndimbal loolu nag toll ci 750 000 francs ba ci ñaari millions ak genwaal lépp nag mu ngi aajowoo ci accident bi dayoo bi mu toll. yàlla dafa dogal mu ñàkk ci bakkanam mën nañ dédommager njabootam ba 2 millions 500 000 francs ki nga xam ne dafa loru ci accident ñu faj ko ba noppi daf ca lañ ca war a def lépp mu bàyyeeku lu mel ni laa ko wàññi ay man-manam kooku itam mën nañ ko dédommager ba 2 millions 500 000 francs. ngir nag xalaat boobu ñu mun koo réussir ñii di Nasrou 18 Safar tàllal loxo ñëpp ngir mën a fay lii di prime d'assurance bi. ci biir loolu itam nag xam nañ ne am na ñu mën lu bari am lu mën lu néew ñu boole ren ci initiative yi ñu nga xam ne taxawal nañ ko ngir mën a collecter prime bi ay carte yoo xam ne carte dimbalante la carte solidaire yoo xam ne am na bu 12 000 francs am na bu 5000 am na 3000 am na ba 1000 francs jéem koo tas ci mbokki taalibe yi ak ñi nga xam ne jàpp nañ day leen itteel pour ku mu itteel nga xool ba ca sa yéene ak sa man-man tollool nga jël ko ci bu ko defee loolu nekk sa participation ci biir lii. association loo xam ne nii dañ ko ubbi ngir ñëpp moo xam taalibe Serigne Touba nga moo xam murit nga moo xam ku dul murit. ñu yor organisation bi nag di fàttali ne ndimbal lool nag mu ngi ko jagleel ci ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci oto yoo xam ne am nañu assurance ngir tamit ñu mën a teg ci yoon bi oto yu baax. mouvement Kar Natangué kon fële la ca boori Koungheul bëgg a jàppale jigéen ñi ñu yëngu daal ci loo xamante ni ay produits la yu ñuy transformé lépp bawoo ca Koungheul su ko defee toogaay ba jóge fa ku ca ne am ci loo jàpp lu ni mel kon moom la ñu daal di rek bëgg sumbu Abdou Mboup moom mooy coordonnateur boobee mouvement indi na ci leeral ci micro Ibrahima Diamé. Aujourd'hui, le mouvement Kar Natangué que je coordonne au niveau national est venu à Koungheul accompagner mes sœurs, mes mamans, dirais-je, l'ensemble de ces femmes, sans distinction d'appartenance politique, pour porter le message de développement de son excellence le président Macky Sall. Aujourd'hui, gëloo ci kaddu nasaraan yooyu ci wàllu tàggat yaram AS Douane Médane kon waa DUC ci li nga xamante ni moom moo di final coupe du Sénégal la ñuy tàmbalee match bi mujjee ci 62-48 ñetti carton yu mujj yi nag yëf yi serré woon loolu ñu jàpp ni ci cëppaandaw la expérience moom moo def différence bi pa farañing doublé coupe championnat AS Douane nag nekk ci kaw basketball bu Sénégal ñii di gabalu yi nag ñoom ñoo gagné ñii di étudiants yu Dakar Université Club juróom-benn fukk ak ñaar ci ñeent fukk ak juróom-ñett ci match bu seere woon lool ndam li nag ñu ngi ko amee ci njeextalu match bi ndax ñoo tolloo woon poñ ba ci ñetteelu carton bi. li doxul woon rek mooy dañu manqué woon connexion entre ñun parce que dañu toog lu yàgg joué wuñu maintenant dañu jël temps mort daal di waxtaan ak ñoom yeewaat leen si ay xel. ñu xam ne suñu gagné titre bi di leen dugg ci histoire du basket di leen dugg ci histoire du Douane
et puis voilà booy yi daal di fekkatuwaat gën a concentré wu gën a def rigueur ak abnégation daal di gagné match bi. ñàkk expérience équipe bu am ay ndaw perte de balle yu bëri loolu lépp bu dajee faaw nga ñàkk lii di jongante bi. sargal équipe bi gagné quand même parce que ñu ngi doon joué équipe yoo xam ne moo nekkoon mooy champion Sénégal équipe boo xam ne wane na mérité na victoire am foofu ñun dañu ñëwoon en outsider mënoon nañ am match bi on a mis des stratégies pour les faire douter on l'a eu boo xoolee score bi détaché wu ñu benn yoon. Troisième quart-temps ñëw nañu mené 1 point quatrième quart-temps mené ba 1 point c'est là où on a pu scorer parce qu'on avait 2 fois la balle pour mener 3 points pour les enfoncer mais erreur de jeunesse jeune bi bëgg a scorer ça sont des trucs qui arrivent et quand même je ne vais pas le blâmer moi je pense qu'ils ont été ñoom li may wax mooy maa ngi leen di remercier jeunes yi. waaye laataa loolu buur bu góor bi ak bu jigéen bi ci wàllu basket ñu teg leen ci seen gàngunaay ci xumbute bu doy waar. njeextalu saison wàllu basket bi ñu joxe ci ay raay yu bëree bëri waaye nag saison bu réussir la ñu mën a wax ci AS Douane moom mi nga xam ne daanaka lépp moo ko gagné. buur bu góor bi Louis Adam ak Ndeye Sène ren bi ñoom nag rafetlu tabb gi ñu leen tabb xam ne ni du tax ñu daal di kon dugal yaafus wala wàññi la ñu doon dox daal di it xam le ni seen i club dinañu ci gën a jàpp ñu teew leen ci micro suñu reporter. mën naa ne du équipe nationale championnat Sénégal la moom moo tax ma am li ma am ma dem Coupe d'Afrique gën a confirmé loolu moo tax ma am ne mais si base bi championnat Sénégal la jiitoo woon waaw baatu naa record bi moo doon sama objectif dama si sant yàlla ba mu bari di sant équipe bii de Dakar joueurs yëpp ñi ma si jàppale ak coach yi yàlla def daaw jëlulu dara ren ñu ñëw jël ñetti coupe dañ si sant yàlla ba mu bare di remercier liggéeyu coach bi xam ne liggéey na bu baax si équipe bi mondial bi moom xam nga ñu ngi koy préparé ñu ngi fi heure bu ñu woowee rek xam nga ñu ñëw yaakaar ngeen def lu baax performance waaw yaakaar naa ko ñu am fa taxawaay bu baax bu rafet sax mbégte di si sant saa su ne xam nga lii moom mbégte la jël championnat jël coupe c'est loolu dafa neex après am roi am révélation après am meilleur entraîneur lii moom mën nañu wax saison yi moom alhamdulilah. ngook ci seen kàddu yooyu la ñuy yem ci xibaaru kon ngoon gi si simili yu néew Cheikh Tidiane Diaw dina ñëw bu boobaa ci yaatal gi lay doon ci kàllaama nasaraan jaajëfal leen bu wér ba ci kanam tuuti.